téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte dalal Aïda Diop Ndiaye Aïda Diop Ndiaye nekk géologue spécialiste en gouvernance des industries extractives et présidente de Women in Mining Sénégal tey jii moo nekk tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum gouvernance secteur bi nga xamante ni moo soxol pétrole gaz ak mine xam-xam mat na si macha allah mu nekk secteur bi nga xamante ni Aïda Diop Ndiaye liggéey na si te spécialité am loolu la te xam na ko bu baax a baax moo tax tey ñu koy dalal ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV Aïda Diop Ndiaye maa lay dalal jàmm ci plateau bi. mais jërëjëf Malick. balaa dara peut-être. oui di nuyoo rek. bien sûr. di leen remercier déjà ci invitation bi. et di delluwaat tamit comme ñu dugg ci at bu bees bi di ñaanal ñëpp jàmm. ñu dugg ci ak jàmm ak salaam. mu nekk tamit atum naataange atum résilience boo xamante ne ak mbas mi nga xamante ne mu am ci dëkk bi yàlla dinañ si dàqal. ak tamit comme ñi ngi dëgmal instant yi élection yi mënuma tamit yoote duma sànni foofu élection locale yi élection locale yi di ñaan yàlla rek mu nekk ay élection yoo xamante ne sans violence yu apaisé yu transparent lépp li nga xamante ne moom lañ ci jublu daal pour mu léegi jëm kanam ñu am ko ci mais donc, justement sax si loolu sax comme yaa ko abordé actualité la te gis nañ ñu xaatim charte bi jëm ci wàllum non violence yow en tant que le femme leader la moo si sa xalaat très rapidement oui. waaw li ciy sama xalaat rek ñun xam nga ci li ñuy yëngu ci suñu mission daf ci bokk lutter contre yow tey lépp li nga xamante ne mooy violence xëy na dañ ko orienté sax ci violence basée sur le genre maanaam jigéen ñi góor ñi ndaw jigéen ñu ndaw ñi ak góor ñi ndaw ñi ak ñi nga xamante ne tamit dañuy vivre avec un handicap donc kon mënuñu wax lu jëm ci non violence te ñun tamit duñ ko apprécier muy loo xam ne daal yaakaar naa ni femme leader wala bañ a nekk femme leader moom la ñëpp di ñaan mu nekk loo xamante ne sans violence lay doon ñu def ko ci jàmm ndax Sénégal réewu jàmm la ñu xam te ci jàmm ci la lépp xaj. très bien alors Aïda Diop Ndiaye nga nekk géologue spécialiste en gouvernance des industries extractives alors Aïda Diop Ndiaye si gàttal yow sa jaar-jaar macha allah lan la est-ce que mën nga wax tuuti si sa parcours nga xamal ko suñu mbokk téléspectateurs yu ITV. waaw loolu dina ci sawar ndax dafa bokk ci li nga xam ne sax moom la ñuy promouvoir muy jigéen ñi gën a bëri ci métier yi nga xam ne ñu bëri dañ ko ragal ndax yaakaar ne ay métier góor la te teguñu ko fenn lu dul ci ay préjugés donc moo tax man may sawar wax tey sama jaar-jaar donc géologie laa jàng maa ngi ko tàmbalee fii ci réew mi ci université Cheikh Anta Diop département géologie mu nekk nag loo xamante ne yombul woon parce que man bi ma si nekkee suñu promotion man maa ci nekkoon benn jigéen bi di promotion te ñaata ngeen woon promotion bi ci bi ñuy dem ci jeexital gi presque mën naa ne c'était environ 15 personnes te yow yaa si nekkoon waaw man rek maa ci nekkoon jigéen yàlla suturaal la si yàlla suturaal ma ci tamit mooy profité def leen day sax sama waa promotion boobu nga xamante ne góor ñi laa daan àndal ci terrain bi ñuy yéegandoo xeer yi ak di wàcc donc bi ma paree ci géologie boobu noonu formation bi ci laa commencé liggéey si entreprise minière yi nga xamante ne moo nekk Kédougou commencé ci benn entreprise boo xam ne australienne la nekk fa en tant que géologue di def ci exploration maanaam xool wàllum or bi ndax ci lañ gënoon a nekk def naa ko foofu noonu par exemple ay at ci laa nag def yeneen spécialisation alors justement yow sa formation Aïda Diop Ndiaye yëpp fii Sénégal nga ko defee wala déedéet defeewuma ko fi Sénégal ndax bi ma defee comme ni ma la wax noonu fii université Cheikh Anta Diop ba commencé def ay at juróomi at wala juróom-ñaari at yu liggéey après génn naa tuuti dem Australie dafa benn spécialisation en économie minière ak énergétique. lu tax Australie. lu tax Australie parce que naturellement ñoom dañu am ay bourses yu ñu doon joxe. Australian Award bi donc moo postulé woon ci yàlla def ma bokk ci ñi nga xamante ne ñoom lañ jëloon. donc ñu yóbbu ñu Australie jaarale ñu Afrique du Sud d'abord ñu dem def économie minière ak énergétique. yamuñu foofu tamit bi ma dellusee comme man moom xam-xam dafa nekk loo xam ne daf ma neex ma demaat ESP fii ci Dakar école supérieure polytechnique defaat fa beneen master boo xam ne qualité sécurité ak environnement ndax boobu secteur bi may liggéey tamit gis naa ni mu nekkoon loo xam ne lu ñu soxla la woon yamuma foofu après demaat naa tamit Oxford en Angleterre foofu laa defee tamit spécialisation ci gouvernance mbirum mine pétrole ak gaz
ak tamit Cape Town University bu Afrique du Sud ak Cameroun donc pour gën a daal ñaxal spécialisation bi ndax comme dafa nekk secteur boo xamante ne war alors fii ci Sénégal ci terrain bi fan nga doon dem exactement Kédougou waaw Kédougou laa daan ëpp bi nga xamante ne dama nekk employé di liggéey Kédougou laa nekkoon ndax boobu ci minu or yi noonu laa ko mën a tuddee ci olof foofu laa daan liggéeyee mais bi nga xamante ne dem naa ba benn moment nekkatuma employé ma nekk consultante te consultante boobu taxoon na tam ci ay chantier laa doon ëpp lu may liggéey chantier bi fu mu nekk rek dama koy topp léegi nag ba bi ñu bëggee nag créer Women in Mining Sénégal muy kuréel gi nga xam ne tey moo ëmb jigéen ñi liggéey ci wàllu mine bi pétrole bi ak gaz bi ngir tey jii ni lépp loo xam te ne dafay gën a yokk taxawaayu jigéen ci biir secteur boobu leadership bi entrepreneuriat bi léegi nag ñun fépp fu goxaan yi nga xamante ne fa la wàllum or pétrole ak gaz nekk rek dañ fay dem tey mun naa ne ci juróom benn région yu mel ni Thiès Saint-Louis Fatick Matam Kédougou ak Dakar gi ñu nekk day nekk zone yoo xam ne daal duñu fa gëj ndax foofu la zone yi nekk ci la ñuy gën a intervenir. Très bien ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Aïda Diop Ndiaye nekk géologue spécialiste en gouvernance des industries extractives naka noonu moom moo jiite Women in Mining Sénégal alors ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum gouvernance du secteur extractif taxawaayu jigéen ñi ci secteur bi lan la comme nu mu ko waxee sànq ni boobule secteur dañ yaakaar ni góor ñi rek ñoom ñoo ci war a nekk ñoom ñoo ci bay seen ñoom ñoo ci war a bay seen waar alors Aïda Diop Ndiaye kon yow da nga bokk ci ñi nga xamante ni da nga lànk carré que ni secteur bi ñu ngi ko bàyyee jigéen ñu ngi ko bàyyee góor ñi. bay wutaale sax ñeneen ñu may lànkloo di ma carré da nga bëgg wutaale ñeneen aussi ñu lay lànkaloo carré ba pare ñëw fekk ci la ci secteur bi lu tax. ngeen jàpp ni vraiment secteur bi jigéen ñi leen ci war a am place. naam sax pourcentage bi ci kanam tuuti naa ci ñëw ndax gis naa ni ñëw na lool. effectivement donc ci noonu sax laay présenter tuuti Women in Mining Sénégal ndax tey jii nii ñu bëri dañu ragal secteur bi. alors que xamuñu kon loolu moo tax yéen ngeen créé seen kii bi nii. exactement pour gën a bokk na ci tamit ñu xiir xale yi jigéen yi nga xam ne tey amaguñu choix ñu xam ne secteur bi nii nekk na loo xam ne ubbeeku na pour ñëpp. ndaxte tey jii nii bu dee dañ koy jël ci wàllum développement ñëpp xam nañ ne tollootuñu fi nga xam te ne dañuy naan ndax jigéen mën nañ wala góor ñee leen dàq ndaxte jigéen ñi def nañ seen preuve te xam nañ ni sax yenn saa yi buñ ko sekkee ak yéen ñu romb leen donc loolu tax nag comme yeneen secteurs yi jigéen ñi am fa seen wàll bu baax a baax a baax ndaxte njàng la te bi ñuy jàng ñëpp a jàng donc bu ñu paree tam ci liggéey bi jigéen ñi war ci ma def li nga xam te ne moom moo leen ci war et que mu nekk loo xam tam ñu bëri xëy na dañuy yaakaar ne sax ay métiers techniques rek moo ci nekk comme ñun ñi nga xam ne ay géologue lañu mais bëri na ay tey opportunité yi nga xam te ne nit ñi mën nañ ko ci def ndax tey bëri na opportunité bëri na par exemple opportunité man nga si mën a lim su ma jëlee WIM Sénégal rek exemple tey jii nii am nañu plus de lu ëpp ci 33 profils yoo xamante ne différent na 33 fanweeri profil ak ñett bu si nekk bokkul ak morom bu ci nekk bokkul ak morom man mii di wax ak yow tey géologue laa am na ñoo xamante ne ay ingénieur des mines lañ ñu bëri dañuy yaakaar ne benn la te du benn am na ay ingénieur pétrolier am na ay géophysicien am na ay topographe am na ay environnementaliste am na ay juriste am na ay fiscaliste am na informaticienne am na ñoo xamante ne ñooy gérer développement communautaire ñii di gérer relations publiques ñii nekk par exemple ci contrat yi ñi nekk ci administration bi donc bëri na mi ngi mel ni daal lépp li nga xamante ne moom la bërëbu liggéeyukaay di soxla mën na ñëw par exemple yow exercer wu ci secteur boobu. alors Aïda Diop Ndiaye suñu waxee gouvernance des ressources pétrolières gazières minières yow si ban gis-gis nga si am lan lay tekki exactement ndax day faral ñëw ñu naan gouvernance des ressources pétrolière gazière minière di faral di ñëw temps yële sax am na benn lël bu amoon na jam ñaajo si kat jëm ci wàllum répartition ressources yi loolu tamit daan ci ñëw ci kanam tuuti gouvernance bi suñ ko waxee lan lay tekki exactement waa loolu dama ciy sawar tontu parce que déjà dafa bokk ci li nga xamante ne mooy tax askan wi ñu mën a am li ñuy wax accès à l'information dafay baax ñun ñi nga xam ne xëy na ñoo ci nekk ñu mën di yaatal ba ñeneen ñëpp rey mun cee jot. accès à l'information mais accès à l'information boobu est-ce que yomb na est-ce que information yi ngeen war a am wala yu askan bi war a am yëpp ñu ngi koy jot ñu ko war a jotee.
waa instant bi nag su fekkente ne dañuy wax rek mooy li fi nekk mën nañ ko yokk. mën nañ ko yokk ba nga xam te ne ñëpp dinañ ci jot. ndax yaakaar naa ni ba léegi nii des na am na yu bëri yoo xam ne lu ñu mën a yokk. ndaxte tey bu ñu nee commencé rek ci gouvernance bi nga ma wax. ñu bëri boo nee gouvernance dañuy yaakaar ne mooy gérer. gestion bi te demeewul noonu. te fekk demeewul noonu ndax bu ñuy wax gouvernance su industrie extractive ab chaîne la. donc chaîne de gouvernance sax xëy na la ñu waroon a gën a mën a wax. donc chaîne la boo xamante ne mi ngi commencé ci par exemple ay fondement jeexee ji par exemple tam ci ay fondement nationaux yi mooy tey xëy na am nañu ay ressources wala ay potentiel léegi par exemple nguur gi wala ñi ko sekk nan la ñuy def ba mën cee def ay concertation waxtaane ko bu ñu paree ci loolu ndax ñun ressource bi dañ koy exploiter wala duñ koy exploiter loolu ñu yóbbu ci contrat yi. donc bu jógee ci fondement yi da ngay dugg ci contrat yi naka la ñuy defee contrat yi est-ce que ñun li ñu am dañ koy signer wala duñ ko signer nan buñ koy signer lan la ci nguur gi war a am nan la ci privé bi war a am lu war a jëm ci askan ak publication contrat yi transparence bi ak type de contrat yi tamit. type de contrat yi ban contrat lay doon lan moo ci ëpp avantage pour nguur gi wala ci doomu dëkk bi ba par exemple ni ngay yeggee ci sax gestion revenu yi xaalis bi bu génn bu contrat yi amee man lu ma ci am contenu local bi nan la war a tëddee ku nekk sa part naka la war a tëddee ba daal nga topp chaîne bi chaîne la processus boo xam ne ba keroog xaalis bi di génn ñu koy répartir peut-être pour investir ci développement bi noonu laa ko mën a tuddee wala épanouissement wu tey jii nii population bi donc mu nekk loo xamante ne chaîne la boo xamante ne nii lépp rek dafa laaj sensibilité dafa laaj par exemple pouvoir parce que tey jii nii ñi ko sekk dafa nekk ay borom doole noonu laa ko mën a waxee ndax ay multinational lañ yu am doole am xaalis yenn saa yi suñu nguur yi wala suñu ñi nga xam ne ñoo ko sekk duñu tolloo ay doole donc day am asymétrie de pouvoir te day am tam yenn saa yi ay asymétrie d'information. sa xaalis bu bëri moom mooy dox ci biir secteur bi mooy circuler ci biir secteur bi. waaw ndax dafa nekk liggéey yoo xam ne investissement yi dafa lourd donc naturellement xaalis bu bëri tamit daf ci war a génn. léegi nag bu génnee naka lañ koy répartir ba mu yegg tam ci doomu dëkk bi yooyu noonu yëpp nekk ay mécanisme ndax loolu moo ñu yóbbu sax si li nga wax sànq li ñu defoon jam ñaajo muy loi bi nga xamante ne tey mooy nar a tënk nu ñuy encadrer ak nu ñuy séddoowee li nga xam ne mooy ressource même yéen si boobu leen naaje yéen fa woon teew gis nañ aussi kàddu yi ngeen fa yëkkati ak tamit réponse bi nga xamante ni njiitu réew mi wax na ko alors depuis lors ginnaaw ba ndaje boobu la amee jëm ci wàllum répartition revenu na lay tëddee lépp jëm ci wàllum loi bi mbir mi def na diir mën nañu wax ni ay jour dem na ba weer sax ak lu teg suma juumule alors boobu ba léegi diggante bi est-ce que mbir mi li ngeen si doon xaar gën a leer seen ay gët wala lan. waaw mën naa ne diir bi gàtt na gàtt boo xam ne. dafa gàtt waaw gàtt na gàtt boo xam ne xëj na peut-être. kon yéen a ngi xaar daal. waaw ñoo ngi xaar ba léegi patienté gum ba léegi. waaw ñoo ngi patienté parce que en fait comme ni ma ko waxee mën naa wax ba sori bu baax a baax ci biir gouvernance bi parce que tey jii nii loi bi partagé nañ ko ku nekk xam ne xëj na li ci ëpp importance mooy que ni tey xam nañ ne article 25 constitution bi dafa ne ressources yi tey doomu dëkk bi ñoo ko moom comme doomu dëkk bi ñoo ko moom nag peuple bi ñoo ko moom dafa baax ñu ciy waxtaane xëj na loolu moo indi cadre de concertation yooyu léegi nag clé de répartition bi tam beneen affaire la parce que li nga xam ne moo nekk ci loi bi mooy dañ ne li ñuy am dañuy jël 90% yi dem dugal ko ci budget national bi jël 10% yi def ko ci fonds intergénérationnel bi nga xamante ne moom moo nar a def investissement yi ak prévoir nañ tam benn fonds de stabilisation léegi nag ñun ñi nga xamante ne suñu liggéey dañ ko gën a orienté ci li nga xam ne mooy jigéen ñi ak ndaw yu jigéen ñi ak góor ñi sax donc moo taxoon ñu def tey jii nii benn plaidoyer ndax boo xoolee zone yi nga xam ne moom moo am ressources naturelles yooyu noonu dafa am tamit ay njàkkare ak tiis yoo xam ne moom la communauté yooyu noonu am soo demee fu mel ni Saint-Louis par exemple ñoom dañ lay wax ne ñoom instant yi li ñuy tiit mooy est-ce que bu exploitation gaz bi commencé li nga xam ne tey moo doon seen principal activité génératrice de revenu ci géej gi lay jóge ndax napp gi pêche bi yooyu la ñuy jël transformé valoriser est-ce que loolu du indi gàllankoor
ci seen activité économique yooyu noonu donc nekk na njàqare ak tiis boo xam ne jot na peut-être ñu dalal seen xel wala ñu gën a renforcer ba nga xam wala ñu préparer ay mécanismes yoo xam te ne ñoom même bu xëñ na bu dee loolu dina yàq seen liggéey naka la ñuy def ba ñu jox leen ndàmpaay boo xam te ne ndàmpaay bu mun a tax li ñoŋal seen liggéey wala bu fekkee du yàq naka la ñuy def ba gis ci seen bopp boo demee lu mel ni Fatick par exemple xaw na jege ak Saint-Louis ndax ñoom xëj na particularité mooy mangrove bi tey jigéen ñi nekk foofu paañ bi buuj bi yooyu la ñu xam ñoom tam am nañ njàkkare ak tiis même chose que par exemple Kayar boo dem soo nee Saint-Louis ak Fatick xaw nañ jege la nga bëgg wax affaire ay similitude nga bëgg wax. waaw ay similitude laay wax parce que boo demee Saint-Louis gaz moo fa am. Fatick am na pétrole moo fa ëpp mais amaale na tuuti gaz. Kayar tamit am na gaz. donc côté ressource bi ñoom ñoo ko xaw a bokk mais le fait que mu nekk ci biir géej gi bokkul ak lu mel ni nekk ci jaww ji ndax boo nee jël da nga jël lu nekk ci jaww ji nga dem Kédougou par exemple am foofu or bi lañ fa nekk mu am ñaari dimension. ñi nga xam ne mooy multinationales yi di exploiter ci grande entreprise yi am ñi def semi mécanisé ak orpaillage bi nga xamante ne tey am na solo waaw am na solo ma fàttali suñ mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Aïda Diop Ndiaye nekk géologue spécialiste en gouvernance des industries extractives Aïda Diop Ndiaye image bi ñu gis nii fan la woon exactement bi ñu suñu réalisateur bi Ndiaga Seck wan waa image bi mi ngi nekkoon ci séjour d'activisme yi nga xamante ne. séjour d'activisme waa 25 ban année la woon bii. 2021 la 2021 waaye. donc suñu partenaire ONU Femmes ak yeneen partenaires yi nga xamante ne tey ñi ngi Sénégal ñoom ñoo doon jéem a wane ne tamit jot na ñu xeex ci stéréotype yi nga xamante ne teguñu ko fenn. ñu doon wane jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci métier yi nga xamante ne moom la ñuy yaakaar ne ay góor ñoo koy def donc c'était pour wan daal nit ñi ne. lii ñi ñaa ngi yaakaar ne métier góor la mais jigéen ñaa ngi koy def te di ci gis seen bopp. alors lii lan nga doon def exactement façon solin bi nga sol nii. waaw lii nga xaw a ñàng-ñànguloo nii. mun naa ne sensibilisation la rek. pour wane woon ne tey casque baa ngi ci bopp bi mooy mun nga nekk ingénieur. nekk ingénieur du la tere par exemple solu nekk jigéen. mun la tere tamit nga am sa ay diplôme wala ay lijaasa pour gën a tax tamit xale yi ndaw yu jigéen ñi nga xam tey ñi ngi jàng ñu mën a xam ne am nañu ci nekk te tey ñi ngi ci say gis seen bopp. te mën nañu wax ni secteur bu am avenir la te tamit yaa ngi ñaax mbokk jigéen ñi quand même ñu surtout xale yi nga xamante ñu ngi jàng ñu bàyyi xel bu baax secteur bi muy jigéen ñi ak góor ñi. waaw ndaxte am na avenir parce que c'était secteur la boo xamante ne secteur stratégique xëy na ñi ci nekk xam nañu dëkk yu bëri tey soit. dafa nekk loo xam moo yor seen développement wala en tout cas joué na seen développement même si tey boo xoolee rek rapport ITIE 2020 mi ngi wax ne ci atum 2020 bi lu toll ni par exemple 185 milliards ak lu tegal moom moo nekk jóge ci secteur boobu noonu ñëw ci par exemple moom la secteur bi génn ci comme ay revenu ci loolu am na lu ci dem ci budget de l'État presque lu ëpp ci ay 165 milliards. Très bien. mais li nga xam ne moo ci ëpp tamit du ma ne importance tamit dafa nekk nga xam ne mooy contenu local. contenu local bi mooy li nga xamante ne tey bu weesoo li nguur gi négocier ci contrat mi. leneen li nga xamante ne moom la ciy gagné mooy un peu mën naa ko wax surplus bi buuñaa bi waaye nag mu nekk buuñaa bi nga xamante ne dafa sax mën a ëpp solo yenn saa yi génn ci revenu bi direct. mais buuñaa boobu fan la jëm. buuñaa bi fan la jëm mooy ci doomu dëkk bi ndax moo tax ñu ne ko mais justement loolu aussi dafa am solo Aïda Diop ñu wax ko maanaam askanu Sénégal nan nañuy def ba ñoom ñu gis ci seen bopp maanaam ressources yi ñoom aussi ñu bañ leen ci fàtte ñu xam ni am nañ ci part ressources yi xaalis bi que ni askan bi moo ko moom alors nan nañ war a mën a def ba secteur bii nga xamante ni moom moo di secteur ressources minières pétrolières ak gazières askan bi gis ci boppam bu baax ba gis ci yokkute. waaw loolu mi ngi tàmbalee ci ma wax sànq rek accès à l'information. parce que balaa nga ne naam nga nekk fa il faut que. ñu sensibiliser population bi ñu xamal leen tey jii nii li ñu am ak li ñu am par exemple lan lañ ci jublu nan lañ ko war a defee donc il faut que ñu citoyens yi ñu informer leen bu baax a baax donc suñu informer leen tam bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ciy yëngu ñu mel ni yéen journalistes yi par exemple ñu mel ni ñun ñi nga xam ne ay organisation yi nga xamante ne tey jii de femmes ak de la société civile de manière générale que ñun tamit ñu mën a non seulement xam bu baax
ak xam tamit naka la ñuy def ba jàppale population bi ak état yi sax ndax fépp ndax force de contribution la ñu war a doon ba nga xam dinañ ci mën a am ay mécanismes yoo xamante ne yu dëgër. oui alors mobile nga daan foofu oui justement am ay mécanismes yu dëgër ak ay outils yoo xamante ne dina mën a tax ñu mën a saytu bu baax a baax li nga xam ne moom moo ciy génn suñ ko saytoo tamit ñu xool naka la ñuy def ba influencer fan lañ ko war a orienter. mais alors lu siy génn gis nañ ni xaalis bu takku la 700 et quelques milliards fii lekk 30 ans par an n'est-ce pas loolu nañu wax mais loolu xaalis la de. xaalis boobu macha allah takku na xaalis boobu warul nekk si benn groupe rek. ñu koy pasaree. waa xaalis la moo tax. 700 et quelques milliards fii leeg 30 ans at bu nekk 700 et quelques milliards ci secteur bi am na solo. am na solo bu baax a baax te loolu en fait booy xool mooy comme ni ma ko wax recettes yi rek. recettes yi wooy moom lañ kii mais boo ci dugalee sax contenu local bi daanaka da koy ëpp. da koy ëpp li dem ndax boo xoolee ren 2020 li nga xam te ne rapport ITIE bi li mu génne mooy que ni presque yegg nañ ci 1000 milliards ak lu topp. ci contenu local mooy maanaam ci achat fourniture de biens et de services léegi nag ci fourniture de biens et de services yooyu nga xam ne presque mën nañ ne ëpp na 1000 milliards li nga xam ne moom moo des ci dëkk bi maanaam li ñuy wax achats locaux yi presque ay 200 et quelques milliards la 200 et quelques milliards léegi 200 et quelques milliards yooyu tey am na loo xamante ne est-ce que suñu entreprise nationale yi est-ce que suñu entrepreneurs yi am nañu capacité pour mën a jël ci marché yooyu parce que xam nañ ne secteur bi ci boppam du créer emploi lu bëri ndax booy xool ci même ci rapport IT yi matul sax 1% wu emploi ay 0, nangam. donc il faut que dëkk bi ñu mën a am ñu préparé wu secteur privé bi préparé wu mën a capter ci marché yooyu. su ko defee ñoom dinañ mën a générer yeneen emploi et tamit RSE bi nga xam te ne moom la entreprise yi def xool nu ñu koy orienté ba mu gën a nekk ba mu gën a nekk des entreprises mu nekk loo xam ne ay actions yu durable yoo xam du nekk rek ne dañuy accompagner yenn activités yi nga xam ne pour man lay doon wala yow wala par exemple di ci jënd ay machine walukaay wala ay biimakaak yooyu mais ñu def ko daal ba nga xam te ne loo xam ne lu durable lay doon ndax bu durable xam nga tey bu ñu fexe ba ci benn gox mu am fa entreprise xam nga entreprise boobu noonu mën na génne moom fukki billet maak mën na génne par exemple tamit accompagner fukki par exemple groupement yu nekk foofu donc def ci daal ay actions yu nga xam ne yu durable yu amal njëriñ par exemple askan bi. Très bien alors jëm ci wàllum projet de loi bi soxal wàllum répartition ressources yi yéen da ngeen si déceler ay limites wala ginnaaw bañ leen ko présenté. gis ngeen si ay insuffisance wala yoo nga xamante ni ay manquement yi nga xamante ni dañ ko war a mën a jubbanti. nu ma mën a wax daal mooy comme ni ma ko waxee lu ñu mën a gën a renforcer la. kon am na lu des gën a mën a accompagner la am na lu des. parce que boo xoolee. loolu nga bëgg wax ay daa. waaw dama ne. waaw mais dama bëgg nga wax ko. waaw am na yu des am na yoo xam ne tey jii nii mën nañ ko gën a mën a ñoŋal. parce que day tax mu gën a baax. ndax boo jëlee rek juste benn exemple dëgg la wax nañ ne 90% yi nga xam ne mooy dem ci budget bi du jël yenn dépenses yi loolu sax dañ koy apprécier parce que ñu ngi naan du jël salaire yi et cetera. mais du jël dépenses yooyu mais day investir dans le développement des investissements prioritaires donc bëggoon nañu xam tamit investissement prioritaire yooyu tamit lan ak lan lay doon naka la ñuy def ba définir par exemple investissement prioritaire yi naka la ñuy def ba nga xam te ne dinañu éviter erreur yi nga xam te ne yeneen dëkk yi tamit noonu la ñuy dem lu mel ni fonds de stabilisation bi par exemple affecté wuñu ci benn pourcentage ndax dañu ne su ëppee lañ koy li ëpp la ñuy jël di ko alimenter est-ce que doonul woon gën ñu jël lu mu tuuti benn pourcentage par exemple affecté ko fa beneen bi tey jii nii ñi ko sekk Petrosen daf ci bokk FONSIS daf ci bokk parce que Petrosen mooy entreprise publique bi donc jot na tamit ñu gën a dëgëral doole Petrosen gën a renforcer mécanisme de gestion et de gouvernance bi ak tamit transparence FONSIS bañ koy créer lii taxul woon ñu créer ko tey indil nañ ko leneen kon est-ce que daf jotul tamit ñu gën a préparer ko capacité bi tamit ñu ba nga xam te ne problème du am te xaalis bi par exemple dina dugg fi mu war a dugg ndax ñu bëri tey dëkk yi nga xam te ne ñoo nekk en Afrique dañu gis ne fonds intergénérationnel boobu yenn saa yi dañ ciy échec. dañ ciy échec. Très bien alors nga ni ñu doole la Petrosen ak ñoom seen ak yooyu kon bàyyi woo nga xel bu baax a baax coolu amoon na ci SAR société africaine de raffinage. waa am na comme tel loo xamante ne actualité la. lépp jot nañ ci bàyyi woo nga xel alors pour yow manquement yi fan la woon.
bon xam nga tamit loolu du loo xamante ne dañ ci sori ñoom bu baax a baax ñun dañoo xëy rek gis ci média yi est-ce que li ñu wax am na ou pas doon na baax xëñ na bu doon am na ay rapport yoo xamante ne génn na wala ñu ko sekk tamit génn wax xëñ na boobaa ci la appréciation wala commentaire di gën a mën a yomb lu ko may mais est-ce que ça waroon na àgg ci situation bu mu nekk jamono ji waa est-ce que loolu waruñ ko woon mën a éviter yow en tant que géologue spécialiste jëm ci wàllum gouvernance des ressources pétrolières minières ak gazières. waaw mooy li ma la waxee xam nga lépp rek mi ngi dépendre ca lan moo indi loolu fekkente ne loolu yóbbuwuñu ko ci biti ba ñun ñëpp ñu mën cee jot dafay nekk loo xam ne dafay jafe loolu ñu mën koo apprécier waaye ak lu ci mënti nekk daal lépp ci état bi la ndaxte Petrosen ak SAR yëpp ay entreprise yoo xamante ne état bi am na ci ay pourcentage yu baax fexe nañ ba nga xamante ne tey jii nii capitalisation bi amaan na état bi des na nekk majoritaire léegi nag yi ci des mais gis nañ ni privé yi am ñu si comme SAR vraiment am na ñoo xamante ne sax jàpp na ni nekkatul public am na ay experts yoo xam ne noonu la ñu gisee waaw moo tax mooy li ma la wax rek dafa jot ñu gën a yokk transparence bi dafa jot ñu gën a renforcer entreprise yooyu wala entreprise publique yooyu noonu ba nga xamante ne tey que muy ci gestion conseil d'administration yi que muy ci rapport yi nga xamante ne moom la ñuy def que ci fonctionnement bi ak transparence bi loolu su amee dina gën a mën a leer ci ñëpp et ku nekk dina ci mën a gën a wax alors Aïda Diop Ndiaye ma fàttali moom mooy suñu gan ci émission Kennu Askan Wi nekk géologue alors Aïda Diop Ndiaye ñu seetlu ni soxna yi téeméer boo jël ñu ngi représenté 8,4% maanaam juróom-ñett ak lu teg ci secteur bi nga xamante ni secteur bu am solo la secteur bu xamante ni am na ëllëg muy secteur extractif comme ni ma ko waxee léegi xamante ni lépp lu soxal gaz pétrole ak mine alors femmes yi téeméer bu jël juróom-ñett loolu néew na néewaay boo xamante ni bokk na yéen ci seen ay défi alors jamono ji seen défi lan la ngir fexe ba courbe bi mën a yéeg pourcentage yi mën a changer bu baax a baax Aïda Diop Ndiaye. déjà xam nga loolu dafa nekk loo xamante ne dafa jaaduwul. ndax waaw bu dee dañ ne. 4% moom vraiment tuuti na trop. gën na ko ndaw sax naa si ñëw. parce que waaw ndax bu ñu nee. par exemple ñaata. xam nga loolu 8,4% ay 2019 la woon. oui mais 2020 bi wàcc na ba 7 virgule nangam. mais booy xool sax en terme de chiffre. bële mi ngi woon ci 600 et quelque bi yokk na tuuti ci en terme de nombre. mais yokk boobu noonu moo tax ba léegi am ñu naan 8,4%. waaw mais nombre boobu noonu ba tey àndut ak tendance su yokk général bi donc jóge nañ 8,4% ñëw ci 7 virgule et quelque pour cent booy xool pourcentage bi. mais affaire bi dafay wàcc. waaw dafay wàcc maanaam. mais lu tax loolu yéen dafa waroon yéeg mais quand même muy wàcc. waaw léegi moom laay wax ni déjà nekk loo xamante ne lu jaar la. bëri na nag ay raisons dinaa si ñëwaat ndax boo xoolee tey jii nii dañ ne ressources yi peuple bi moo ko moom. te ku nekk xam na ni Sénégal nag peuple bi ñun jigéen ñi dañ cee ëpp lool. li comme jigéen ñi ñoom ñoo ci ëpp nag dafa baax nag jigéen ñi ñu gis ci seen bopp te bu dul loolu Sénégal dafa ratifié tey ay convention yu bëree bëri yoo xamante ne dafa jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama rawatina jigéen ñi léegi tey jii nii représentativité bi dafa néew loolu parce que comme ni ko waxee noonu loolu chiffre bi loolu la à peu près mais même boo xoolee poste de responsabilité tey ci secteur bi yëpp mine pétrole gaz 54 femmes cadres kese la ñu am 54 femmes. pendant ce temps ay 300 et quelques jëm kaw ci góor ñi kon di si asymétrie boobu ci côté accès au poste de responsabilité. mais pourtant fii amoo ngeen fii ministre bi nga xamante ni moo amee woon wàllum mine ak géologie amoon na fi de Sophie Gladima. waaw ba tey moo yor sax pétrole. waaw na moo yor pétrole ak énergie mais moom amoon na département boo xamante ni moom moo yoroon département mine ak géologie. waaw en fait dinaa ñëw ci loolu ci instance de décision yeeg yooyu. mais représentativité bi de manière générale ci secteur bi dafa néew. oui accès au poste de responsabilité yi tamit dafa néew loolu. nga ñëwaat ci instance de gouvernance yi tey dañu tabb ay secteur lu mel ni par exemple. groupe multipartite ITIE bi nga xamante ne tey ñu bëri xamuñu organisation bi ni muy demee ndax foofu dafa am siège li ñu tuddee ay collège la état dafay am ñu ko fay taxawal secteur privé bi am ñu ko fay taxawal société civile bi am ñu leen fay taxawal léegi état bi tey 26 membres lañ tey boo xoolee ci 26 membres yooyu 7 femmes kese lañ am te 7 femmes yooyu benn kese moo si jigéen boo xam ne ci société civile bi la bokk. benn
ba pare organisation de femmes yu mel ni ñun WIM Sénégal lu mel ni ONG Fee ak ñeneen ñi nga xam ne daal ay organisation de femmes yu nekk ci biir secteur bi la kenn ci ñoom bokkul kenn ci ñoom duggul léegi loolu tamit nekkaat beneen affaire boo xam ne am lu sax ak norme bi li mu wax ndax norme bi am na ay exigence 1.4 6.3 ak yeneen yi nga xam ne dafa ne sax ñoom dañuy encourager parité mais boo xoolee côté boobu nguur gi sax jàmbaar la ci ndax moom ci juróom-ñetti ci place yi mu am presque parité la am ndax bu fekkente ne dafa am juróom-ñett mën naa ne ñeenti ñetti ay jigéen lañ li ci des nekk ay góor secteur privé bi tam entreprise minière yi nekk ay jàmbaar parce que ñaari jigéen lañ def ak ñaari góor entreprise pétrolière yi moom ba léegi amaguñ jigéen parce que ñi leen fa taxawal yëpp ay góor lañ société civile bi juróom-ñaari place yi ñu am kenn dong lañ ci jox benn place mu jigéen te loolu nekk loo xam ne nguur gi wala comité national ITIE moo ko waral ñoom organisation yooyu ñoo war a mën a tey jii nii yaatal ba nga xam te ne jigéen ñi tey dinañ gis seen bopp soo ñëwee ci entrepreneuriat maa ngi wax léegi ne la achat locaux yi gis nga ni mu toll rapport Invest in Africa bu mujj bi mi ngi wax ne en 2019 si 436 femmes kii ñi nga xam te ne ñoo enregistré wu ci seen plateforme yi li ci dugg ci ay yoo xam ne capital bi jigéen ñoo ko moom booy xool 72 lay doon mu nekk presque 17% mu néew lool soo demee si communauté impacté yi tey jigéen ñi surtout hors péage bi par exemple dañuy subir lépp li nga xam te ne mooy ay violence basée sur le genre foofu sax dama fa doon taxaw ndax gis nañ ni zone aurifère yi violence basée sur le genre foofu dafa bëri naka noonu aussi wàllum insécurité bi nga xamante ni yéen jigéen ñi dañ ko fay dund ak même sax fekkee ni dañ fa am ay doom ay travaux forcés dañ koy faral teg seen ay doom loolu ban taxawaay moom moo si gën a jàppani ngir lu ni mel mën fi jóge saa su nekk Aïda Diop Ndiaye. waaw loolu nag mi ngi commencé si politique yi. si politique yi waaw loi yi code yi ñuy teg ñu fexe ba politique yooyu ñu mën a sensible au genre d'abord. parce que boo xoolee tey am nañ code pétrolier am nañ code minier am nañ code gazier am nañ loi sur le contenu local am nañ loi sur partage revenu am nañ yeneen ay politique yooyu yëpp ma la limal benn kese moo ci am disposition bu leer naañ ci genre bi mooy code minier wu 2016 ndax moom article 115 bi wax na ne mi ngi encouragé ñu def mixité professionnelle article 115 bi dem na ba ne projet de yi nga am au niveau local nañuy fexe ba financer autonomisation femmes par exemple. Alors violence basée sur le genre bi nga xamante ni moom nañuy nemmeeku si zone aurifère yi sa boobu la jamono aussi gis na ni prostitution bi aussi foofu dafa takkarnaase. waa loolu tey buñ ci doon wax mun naa ne fi la ñuy fanaan ndax waxuma la sax ay prostitution wala par exemple violence basée sur le genre wala travail des enfants dans les sites d'orpaillage. Effectivement. Mais am na ñu dem sax bay yegg ci traite de personnes. Parce que wala insécurité bi en fait li fa xew daal foofu. dafa jéggi dayoo waaw dafa jéggi dayoo déjà ISDD mu nekk organisation bu ñëpp xam tey jii nii ci côté recherche def na temps yi benn rapport ci affaire sécurité humaine. rapport boobu génnee na ay affaire enjeu ci insécurité yoo xam te ni yu garaaw a garaaw la wax nañ ci lu jëm ci côté traite sexuelle yooyu may wax traite des personnes am na sax ñuy wax entre guillemets sax esclavage ci zone yooyu noonu. te du Sénégal kese boo xoolee zone yi am hors péage yëpp ndaxte ay nationalité yu bëree bëri ñoo fay daje. ay nationalité yu bëri ñoo fay daje te encadrement bi ba léegi nii xëñ na nekkagul loo xam ne lu effectif ku nekk da ngay bëgg a indi sa loi. ku nekk chacun pour soi jigéen ñi lu ci ëpp ñoom ñooy def liggéey yi gën a metti te ñoom ñooy am rémunération yi nga xam te ne mooy gën a ndaw yenn saa yi xale yi dañuy yëpp ci zone aurifère yi yenn saa yi xale yi dañuy bàyyi par exemple seen jàng ñëw foofu noonu di liggéey te loolu tey dafa nekk loo xam ne dañ ko tere. Alors te tamit leneen lu ñu nemmee ko Aïda Diop Ndiaye mooy foofu ay nationalité yu bëri ñoo fay nekk du ay sénégalais rek ñooy nekk ci zone aurifère yi loolu mën nga ko confirmer. waaw du ay sénégalais kese ñoo fay dem nekk nga fa n'est-ce pas. foofu miin nga secteur boobu n'est-ce pas. dem na miin nañ ko bu baax a baax ndax ñun tey bokk na ci li nga xam te ne moom la ñuy xeex pour fexe ba nga xam ne dañuy améliorer conditions de vie et de travail jigéen ñi nga xam ne ñooy liggéey ci site yooyu bu dul lool sax dañuy manipuler yenn saa yi ay produits chimiques dangereux lu mel ni mercure bi lu mel ni cyanure bi yenn saa yi dañuy gis ne foofu noonu day am ñuy am avortement est-ce que produit yooyu moo ko indi ou pas en tout cas li nekk na loo xam te ne lu visible la pollution bi am ci environnement bi tam nekkaat loo xam te ne lu jéggi dayoo parce que boo demee ci zone yooyu mën naa ne presque suuf amatu fa
ndaxte dañu def benn pression bu forte ci environnement bi garab yi ñu dagg leen par exemple pollution yi cours d'eau yi ak lépp à côté loolu exploitation industrielle tamit nekk fa yenn saa yi mu nekk loo xam te ne mun na sax indi problème parce que yenn saa yi doomu dëkk bi gox-goxaan yooyu dañuy wax ne ñoom ci emploi locaux yi xëñ na duñ ci gis seen bopp bu baax parce que yenn saa yi tam qualification yi dafay nekk loo xam te ne dafay nekk problème moo tax ñu war a daal wut ay mécanismes yu bëree bëri yi ñuy def ba nga xam te ne citoyens yi dañ ciy gis seen bopp en termes de formation en termes d'information en termes de renforcement de capacité ak tamit accompagnement. am na solo alors Aïda Diop Ndiaye li ñu dese si ay simili bëriwul participation effective des femmes saa su nekk da ngeen koy sàkku mu nekk benn terme wala benn jargon boo xamante ni yéen jigéen ñi foog ngeen ko lu nekk rek ngeen ni participation effective des femmes alors lu jëm ci wàllum participation effective des femmes ban stratégie moom mooy stratégie bu gën ngir jigéen ñi seen taxawaay gën a am solo ci secteur extractif bi nga xamante ni moo soxal mbirum gaz pétrole ak mine. bi ci jiitu daal moo ñu fexe ba politique yi saf genre. maanaam waa jigéen ñi ak ndaw ñi ñu gis seen bopp ci politique yi bu baax ñu teg fa cadre juridique bi mu leer naa ñu ne par exemple lii mooy disposition yi ci beneen bi mooy que ni lépp luy instance de décision fi ñuy tabbee ndagal yi ñun jigéen ñi ñu fa nekk loolu tamit ñu ngi ci am yaakaar ndax président maanaam da ngeen war a teew yéen waaw dañu war a teew ndax dañu war a wax dañu am tamit su jël dogal amee jël décision yéen tamit ngeen bokk ñu bokk fi ñuy koy jëlee ñu mën a bokk waxte nii lañuy defee décision yi am na lu ci président wax keroog jam ñaajo ndax bi ñu defee plaidoyer ba pare moom nee na jël na engagement ba nga xamante ne jigéen ñi dinañu bokk ci COS-Petrogaz ak ndaw ñi loolu tamit ñi ngi xaar ndax ba léegi tamit jotaguñu dara loo xamante ne lu officiel lu jëm foofu noonu donc ñi ngi xaar tamit loolu mu effectif beneen bi tamit nekk tey fonds intergénérationnel bi ñu ngi ko teg 10% yi mooy plaidoyer bu ma defoon rek ñu fexe ba ci fonds boobu noonu ñu jël ci 30% dénk ko jigéen ñi su ko defee ñu mën cee liggéey pour autonomisation bi mën a am surtout autonomisation des femmes am na solo Aïda Diop Ndiaye alors approche genre jëm ci wàllum gouvernance boobu aussi si ndaje bi nga amee jam ñaajo si seen plaidoyer loolu aussi nekk na lu leen soxal n'est-ce pas très rapidement approche genre bi lan nga siy wax. waaw bokk na lu ñu soxal parce que lu ñu bëgg mooy jigéen ñi góor ñi jigéen ñu ndaw ñi mooy fii yi ñu gis ci seen bopp bu baax ndax tey boo xoolee xale yi jigéen ñi tam ñu ci bëri xamuñu li nga xam te ne moo leen ci war donc approche genre bi daal ñun niñ ko gisee mooy que ne ñu fexe ba mu nekk loo xam lu équitable lay doon partage bu équitable bu juste ndax ñun suñu vision sax loolu la dañu bëgg secteur bi mu nekk secteur boo xamante ne nii dafay juste dafay équitable jigéen ñi dañ ciy gis seen bopp bu baax ndaw yi tam ñu aar leen ci ba nga xamante ne ñoom dinañ mën a sàmm ñu am accès aux ressources ba pare am accès tamit tey ji à la terre parce que tamit zone yooyu yenn saa yi dañuy perdre seen moyen de subsistance yi ak seen par exemple suuf yi nga xam ne fa la ñu jëlee li ñu alors wàllum kaaraange yan disposition la Sénégal war a mën a jël ndax gis nañ ni multinationales yi ñu ngi bàyyi xel réew mi bu baax a baax ba mu doole yi ñu ngi ñëw ak ñi nga xamante ni aussi peut-être leneen moo leen tax a jóg ñoom ñëpp dañ leen war a bàyyi xel ndax gis nañ li xew si yeneen dëkk yi alors wàllum kaaraange aussi nekk na pàcc bi nga xamante ni su weesoo lu ñu doon wax sànq wàllum formation nga xam ne am na solo secteur bi mais kaaraange aussi am na solo fépp fi nga xamante ni gaz pétrole mine am na fa. waa kaaraange bi man dama koy jël sa ñaari pàcc benn bi mooy kaaraange ci côté capital humain bi dafa am solo. oui il faut que yow ñi ko sekk nguur gi ñu jël ay matuwaay yi nga xamante ne dinañ am capital humain bu nga xamante ne doomu dëkk bi dinañ mën a am compétence yi nga xamante ne moom moo ci war bu mën koo gérer. parce que comme ni ma ko waxee asymétrie de pouvoir bi ak d'information bi dafa bëri léegi su ma ñëwee ci côté sécuritaire bi nag ku ne xam na ni par exemple boo jëlee Kédougou zone transnationale la. ndax dañ ko sekk ak Mali sekk ko ak Guinée sekk ko ak yeneen réew. boo jëlee Saint-Louis fa gaz ba nekk par exemple zone tamit transnationale ndax ñu ngi ko sekk ak Mauritanie donc déjà ne serait-ce que zone frontalière yooyu noonu rek dafa nekk zone yoo xam ne zone poreuse donc loolu il faut que ñu teel cee jóg ba nga xam te ne tey lépp li nga xam te ne mooy insécurité ci côté boobu noonu da ci am ak tam kaaraange sax si biir réew mi parce que yenn saa yi su fekkee géré wuñu ko bu baax dafay indi ay tension mën na indi ay tension conflit ci biir dëkk bi interne ndax gis nañ ay dëkk yoo xamante ne seen waa dëkk mer nañu xëy soulever wu muy nekk ay pertes yu garaaw a garaaw en terme humain en terme matériel. très bien Aïda Diop Ndiaye maa ngi lay gërëm baax di la sant. maa ngi lay émission bi jeex na waay. maa ngi lay fay Malick Cissé di la sant yow tamit ci invité bi nga ñu invité. di leen ñaanal jàmm. di la gërëm baax di la sant mu nekkoon soxna Aïda Diop Ndiaye géologue spécialiste.
en gouvernance des industries extractives et présidente de Women in Mining Sénégal moo nekkoon tey suñ gan si émission Kennu Askan Wi mbokk spectateurs yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant Ndiaga Seck moo nekkoon ci réalisation bi ci caméra yi ñett ñoo fa nekkoon macha allah di rafet lu baax a baax taxawaayu équipe technique bu E-Media ITV rajo mu nekk Moussa Dia Ousmane Niass ak Augustin Mandang jaa ngeen jëf